ne ñëwal ma wax la fooy jaar alaaji ñëwal ma wax la nooy def ak waaji ca kër dang koy dundal wàññi cooli wan ko li nga ko naral tasaare ko ci lalam dina la digaat poto kër gu bees wurus ak ngalam yeetal ko ba ci kanam yee ko ci kaw lalam jigéen dangay jonge moo ko pooj di jongama déglu ma yenn saay asalaamaaleykum mbokk yi man la Tata Thérèse Vitef Cuisine nuy naa leen ku ci nekk turam ak santam ma du leen jox seen wàccuwaay waa mbokk yi nag tey moom dañ leen indil tey fii ci waañu Vitef tey dañ leen indil ceebu yàpp bu xonk mais bu ànd ak légume légumes yi dina am yi nga xamante ne dañ ko ci tëmbal mu am légumes yi nga xamante ne dañ koy def comme genre macédoine pour def nag sunu recette bu tey bi nag dinañ ci soxla tey sunu yàpp tey dañoo fas yéene def togg ceeb bi ak yàpp nag tey moo ñu gunge tey ci sunu waañ gis ngeen sunu yàpp nag bi macha allah dinaa soxla tamit tomate fraîche bi moom déjà dama ko mixé ba pare dinaa ci def tamit sama jeeg bu jar muy tomate concentré bi macha allah mu neex lool si luy jëm ci togg surtout si ceebu xonk rawatina nag dinaa ci def tamit ay oignon waaw mooy sama nokkos bi pour sama nokkos dinaa ci def soble dinaa ci def oignon vert dinaa ci def aussi laaj bu bëre sax surtout naa ci def poireau dinaa ci def aussi céleri moo ngeen di gis noonu dafa surgelé la dinaa ci def aussi poivron ba tax ni tamit dinaa ci soxla tamit kaani vert ma ne piment vert du moins dinaa ci def te aussi ay légumes yi yor naa fi manioc ma yor fi carotte ma yor fi navet dinaa ci def aussi chou dinaa soxla aussi épices yi moom dinaa ci def tey paprika ma soxla aussi tuuti xorom moo ngeen di gis noonu dinaa ci def tamit basilic parce que comme damay def tomate moom man su may togg lu am tomate damay faral di def basilic dinaa ci def aussi poivre noir et sans plus tarder on va commencer. waa mbokk yi gis ngeen léegi teg nañu sunu dëwlin daanaka sens na ba pare aujourd'hui on vous présente du riz rouge avec de la viande de bœuf léegi nag comme sunu dëwlin sens na maintenant on va mettre notre viande. waaw gis ngeen léegi def nañu sunu yàpp bi man yàpp bi moom dama ci def xorom rek mariné wu ma ko léegi ñu laa koy bàyyi nag ba mu tourné ba mu xaw a doore man ma daal di ñëw aussi daal di def li ma ci war a def léegi dañ koy bàyyi ni pendant une quinzaine de minutes le temps que mu jël couleur am. waa mbokk yi gis ngeen sunu avancement yàpp bi léegi damay ñëw rek daal di fi def gis ngeen di ay haché la dama ko ciy def ma def ci aussi tuuti soble. léegi nii laa koy bàyyee ba mu doore wala gis ngeen bu ko defee nag laaj bi day dugg yàpp bi macha allah mu tax ko goût bu neex léegi dama koy bàyyi ba ci kanam. waa mbokk yi gis ngeen macha allah gis ngeen sunu cin bi gis ngeen nu mu xawee doore léegi damay ñëw rek daal di def je mets la tomate concentrée léegi gis ngeen léegi damay bàyyi ba sama tomate concentrée bi dog après ma rajouter tomate fraîche bi léegi dama koy bàyyi mu cuire à peu près 5 à 10 minutes du moins. waa mbokk yi gis ngeen macha allah gis ngeen sunu tomate concentré bi gis ngeen nu mu dogee ci biir cin bi léegi dañuy ñëw rek daal di def ci sunu tomate njamb bi. Maintenant, j'ai rajouté la tomate pelée concassée.
macha allah tey moom dañuy togg ceebu yàpp bu ne muut te neex. Maintenant on va laisser cuire pendant 20 minutes, 20 à 25 minutes. Après on rajoute de l'eau. léegi dañuy bàyyi sunu tomate bi daal di dog comme ça ñu ñëw daal di ñuluk. léegi dañ koy bàyyi fii ak ñaar fukki minutes jëmale ko ñaar fukk ak juróomi minutes. waaw léegi gis ngeen dellu soit naa ñëw xoolaat sama cin bi. léegi damay ñëw rek daal di def sama paprika ak sama basilic. maintenant je mets du paprika et du basilic. léegi dama koy bàyyi mu togg ba ci kanam. waa mbokk yi gis nga léegi dañuy ñëw daal di préparer sunu nokkos. fii déjà def naa fi sama oignon vert dinaa ñëw nag daal di ci def ail. gën bi dama ci utiliser woon dama dëbb ail à part moo tax ngeen gis mu xaw a takk nii. léegi dinaa ci def sama laaj bu doy. ma daal di ci def sama céleri. ma def poireau. Là je prépare mon assaisonnement. J'ai mis de l'ail, j'ai mis de l'oignon vert, poireau et céleri. Là je vais rajouter des oignons. Je mets du poivron rouge et vert. ma dal ci def poivron jaune aussi. Si vous avez du thym, vous pouvez le mettre aussi dans le nokkos. Moi, là, j'ai des feuilles de laurier. Je vais rajouter. Et je rajoute du poivre noir. Voilà, vous avez vu, j'ai mis du poivre noir et un peu de sel. Je vais rajouter aussi de la sauce soja. Après, je vais tout mixer. Machallah, gis ngeen sunu nokkos bi. Machallah, gis ngeen. Voilà. Waa mbokk yi gis ngeen machallah, gis ngeen sunu tomate bi dog na. Léegi damay ñëw rek daal di ñuluk. Maintenant, je vais rajouter de l'eau. Voilà, léegi ñuluk nañu. Dañuy ñëw rek daal di def suñu légumes. may ñëw def sama chou. Là, je mets les carottes. Ma daal di def sama manioc. Mashallah.
voilà léegi damay ñëw rek daal di ci def nokkos comme ça mu jox légumes yi goût aussi. léegi leneen li ci des damay bàyyi ba may waaju sóor ma daal di ko ci def macha allah. léegi damay ñëw je mets un peu de sel aussi bàyyi ko mu judduwaale. léegi nag damay bàyyi sama cin nag mi baar tout doucement léegi je mets les feuilles de laurier. waa mbokk yi gis ngeen macha allah gis ngeen sunu ceeb bi nu mu avancé sunu légumes yi ñor na gis ngeen ñàmbi bi tas na ñor na macha allah. léegi dañuy ñëw rek ñu daal di seppi suñuy légumes balaa muy sey ci biir cin bi. Maintenant on va enlever nos légumes. Machallah. waa mbokk yi gis ngeen comme seppi nañu suñu légumes léegi dañuy ñëw rek daal di seppi suñu viande bi. Maintenant on va enlever aussi la viande. Machallah, la viande elle est bien cuite. nooy nepp la def boole ci am goût nag. waa mbokk yi gis ngeen macha allah gis ngeen seppi nañu sunu viande bi ak sunu légumes léegi damay ñëw rek daldi ci yokk balaa comme damay sóor dama ciy def rek tuuti nokkos. Maintenant, avant de mettre mon riz, je rajoute un peu de nokkos. Après, ça c'est de l'aromagie. Je vais rajouter, dama ci yokk rek aromagie bu gunge ma ci sama goût ceeb bi. Machallah. léegi damay daal di ñam xool ba xam sama xorom doy na. Ah c'est trop bon. léegi dama ci yokk rek tuuti xorom. Je vais rajouter juste un peu de sel. léegi ma bàyyi mu bax tuuti rek ma sóor. waa léegi dañuy ñëw sóor sunu ceeb. Maintenant on va laisser cuire le riz. léegi dañuy bàyyi ceeb bi mu ñor. Machallah.
waa mbokk yi gis ngeen macha allah tey lii lañ leen indiloon ci ceebu yàpp bu xonk bu am légume ñu boole ko tuuti aussi ak macédoine gis ngeen nag macha allah ceebu yàpp bu xonk mun ngeen ko def tamit comme ceebu suweer ngeen orné ko ba mu très bien waaw tey moom laa leen indil tey fii ci waañu Vitef Cuisine waaw ba tax ni tey moom sama plat du jour bi dama ko fas yéene yàkkal sama grand frère Christophe Mendy moom laa ko fas yéene may di ko may aussi la grande dame sama chéri koko boobu Solinda Gomis madame Gomis baaxee naa la ko bu baax a baax waaw ma doxantu tamit ba Espagne fekk fa sama grande dame boobu noonu mi Célestine di ko may aussi foofu si Espagne ba tey rek di ko may Marguerite Mendy sama sister boobu ma di leen ko baaxee yéen ñëpp. Sama chers abonnés ma di leen wax bu leen fàtte di abonné di partager surtout di liker ma di leen jox dig daje fii ak beneen yoon ak beneen recette fii ci Vitef Cuisine merci. dama ne ñëwal ma wax la fooy jaar alaaji ñëwal ma wax la nooy def ak waaji ca kër dang koy dundal wàññi cooli wan ko li nga ko naral tasaare ko ci lalam dina la digaat oto kër gu bees wurus ak ngalam yetal ko